waa kay ñu continuer liggéey bi rek ba tey ci Dinguiraye TV la chaîne du peuple ma leen ko waxee woon léegi rek ñu ngi ci ba tey toolu Serigne Cheikh Saliou moom Serigne Touba toolam yi nekk ci Porokhane nga xam ne toujours si lu soriwul dara yàgg nañ fi ñëw ne di ko teewee waaye ren wax dëgg yàlla mën nañ fekk fi mbooloo mi mel ni xaw naa gën a bëri te it liggéey bi gën naa ànd ak Pastef ndax ñu jot a bàyyi gannaaw gis ngeen ko tey jii ñu ngi den ak yeneen kilifa yoo xamante ni ñu ngi doog a egg si ñoom Serigne bi bisimilah nga nuyoo waa Dinguiraye TV. waaw salaamaaleykum si ñu ngi leen di ziare bu baax di sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi leen di sant seen Tuubaa bu baax a baax a baax di ñaanal suñu Cheikh Mbacke bi suñu Saliou suñu borom yeggal leen te mu ànd ak ci barke seen Tuubaa. jërëjëf Serigne Diouf mën nañ ne yaay xalifa mooy Serigne Saliou Diouf Bombale mooy xalifa Serigne Saliou Diouf Bombale Serigne Saliou Diouf la Bombale nga xam ne tey mën nañ ne mooy kilifa la fii tey ci daje bi fii tey wax dëgg yàlla tey lan mooy dëgg-dëgg yëllaay daje bi fii tey. daje bi moom suñu Tuubaa moom ku dox liggéey rek yow da nga war a sant suñu borom bu baax te suñu Saliou Mbacke moo defal suñu baay muy Serigne Saliou Diouf mu nekkoon ci beneen yoon mu jël ko ca yoon woowu tudde ko boppam seexal ko mbir moom xëj na moo dox ba yegg si fii suñu Saliou Diouf nag suñu borom def na liggéey ba fekk na suñu Saliou Mbacke ñu ngi ay doomam ma des xalifaam ànd ak bokku taalibe yi ñu ñëw ci liggéeyam bii nga xam ne suñu Saliou Mbacke moo ko doon sant Serigne Saliou Diouf ba suñu Cheikh mu suñu Saliou continué di ko sant Serigne Saliou ba mu gisatulee suñu Saliou mu taxawaat di ko sant ay doomam ci poste boobu daal lañ nekk daal te xam ne suñu Tuubaa daal moo fi nekk. tey ñu ñëwaat rek gis nañ ne jot nañ dëkkiwu leen fii fan ngeen ñu mën a wax dëgg-dëgg ne fa ngeen jéegoo ñëw tey ci liggéey bi tey ci Sénégal. waaw ñu ngi jéegoo ko dëkk bu ñuy wax Boof Mbalem nga xam ne fa la Serigne Saliou Diouf fekk baax ci région Fatick la bokk commune Thiaré Ndialgui arrondissement Ndiop fa la boobu soxla ko fa la boobu nag ci Fatick la nag waaw daanaka ñi fi jóge ci ngóob mi yëpp daanaka soo teelee ñëpp waa Fatick lañ ak waa Sine ak waa Ndakaaru ñoom ñoo jógee Sine ak Saloum ak fépp ñëw ci ngóob mi nga xam ne suñu Cheikh mu suñu Saliou moo ko jox waa kër suñu Saliou Diouf pour ñu motale ko. tey bi ñu gisee tey fi jamono toll ak xat-xat yu bëri yeeg soxla yi ak ku nekk mën naa ne ku nekk boppam la tal ci jamono bii tey ku mel ni suñu Cheikh mu suñu Saliou woote liggéey précisément nguub fii ci Saloum gën ko mën a xam ci Porokhane ci àll bi tey ñu mën a dagg seen soxla yi bëri ñëw tey teewee ci liggéey bi ànd ceeg Pastef yow lan ngay yëg ci kon ci yoonu Sëñ Tuubaa bi tey. xanaa gën a sant yàlla bu baax di gën a sant sëñ Saliou Mbacke di sant Serigne Saliou Diouf mi nga xam ne moo war a yoon bi parce que ñun xamuñu ko xamuñu leneen ñun diggeel Sëñ Tuubaa rek lañ xam bañu sëñ Saliou Mbacke sëñ Saliou Diouf tattalee ci lii yar ñu ci digganteem ak Serigne Saliou Mbacke ba gisatuñ ko ñun dañoo nañ jàpp suñu Cheikh Mbacke mu sëñ Saliou Diouf mooy suñu bët mooy suñu tànk mooy suñu lépp lu ñu yebal loolu la ñuy def lu ñu def loolu la ñuy def ñun amuñ beneen yëg-yëg su doon ku mënti doon xew-xew bii moom su si Cheikh Mbacke joxee soxla amatul beneen soxla bu dul soxlam bi ñu faj waaw loolu daal mooy suñu yitte soxlam bu taxaw daal ñu yëg ko daal ñu taxaw fajal ko daal loolu mooy suñu ji. jërëjëf jëwriñ ñu ngi lay ndokkal lool ci leeral da nga indi dafa leen ko waxee mooy téléspectateur Dinguiraye TV ñu xam ne mooy jëwriñ ci Boof Mbalem ne mu ngi nekk ci région bu Fatick mu ngi nekk ci région bu Fatick maanaam muy dëkk boo xamante ne xam naa ne jege wut ak Kaolack lu bari ndax mën nañ ne loolu tegtal la ci yoonu Serigne Touba bi ndax ba Boof Mbalem nekk ba fii te ci tool yi mën naa wax ne ay kilomètres yu bëree la ak soxla yu bëri di jaxaw Sine comme ni ko waxee jaxaw Sine la gën a jege loolu kon diggante bu sori la loolu mooy wane ne kon yoonu Serigne Touba bi leneen la kon yow ñu luy si yow si la nga nuyu waa Dinguiraye TV. waaw docteur Baye Samba Diop lu may wax di kenn ci dongo yu Serigne féete Ndakaaru waaw moom comme ni mu la ko waxee moom mii mooy Serigne Khadim Diouf xalifa Serigne Saliou Diouf Boof Mbalem Serigne Saliou Diouf Boof Mbalem nag boo ko déggee c'était un chef catéchiste boo xam ne kër Label la bokkoon Serigne Touba ma daa dimbalee nga xam ne lu fi baaxoon démb moo ko baaxal kuñ fi jiñoonu Serigne wala ceddo moo la dimbali def la murit te buñ la dee waxee murit moo tax Serigne Touba moomee mi doon tey Serigne Saliou moo fekk ku ñuy wax Jean Marie Diouf nekkoon chef catéchiste mu def ko murit jël turam jox ko digal ko mu tabax jumaa ca dëkk boobee taal fa daara alxuraan ba noppi di ko liggéeyloo seen wajuru tedd wa Serigne Saliou Diouf ànd ak Serigne Saliou Mbacke ba Serigne Saliou ñibbi àjjana mu dëgmal taawam bu tedd bi jëmmam ju sell ji
sagub lislaam bii di Serigne Cheikh Mbacke Saliou ne ko jàkk ba keroog suñu borom dogal mu wàcc ci ndigalal Serigne Cheikh Saliou Mbacke Saliou ñu denc ko ca penk jumaa ja boofu taawam bii nag di Serigne Khadim Diouf toog jiite liggéey bi ànd ko mboolem rakam jël nag rakam ju ñuy wax Serigne Modou Diouf yabal ko Ndakaaru ne ko fa la sa baay santoon digaloon la ko nga féete woon ko fa foofee laa la digal ba tax na Serigne Modou Diouf moomee moo ko nekkal Ndakaaru di ko taxawul dongo yi moom itam mu toog ca boofu fa baayam daa toog ànd ak bokk yi taxaw liggéey bi li nga xam ne nag moo sabab ñu ñëwati fi mooy santaat Serigne Saliou Mbacke rek moom mi nga xam ne ku lu fi baax moo ko baaxal ku am ndimbal moo la dimbali Serigne Saliou Mbacke moomee benn jaam mënta sikki sàkk ne mooy Serigne Cheikh Mbacke Saliou ki nga xam ne moo tabax jumaa yi taal daara yi taal jàngu yi ba noppi itam daal di nag booy juróomu tedd fa yóbbu woon wàllu mbay mu softel lu ko raw ba ñëpp nangu nañ ne li Serigne Cheikh di bay Serigne Saliou faw xana lu bari li sunu sang ba Serigne Saliou daa bay loolu nag wane tànk kanam Serigne Touba li ci nag sunu cant mooy dañoo yëg ne ñun dey ay dongo yu Serigne Touba lañ ndax ab jaam mënta am teranga ju gën a rëy lu gën a kawe doon dongo Serigne Touba ñoom ñii dey seen dimbal mooy Serigne Saliou Mbacke mii di Serigne Cheikh Mbacke Saliou moo leen dimbali mën a sant ku ne sant leen ñu ñëw ci toolam yi ci Porokhane ngir góobal ko santoon na leen fi ci njëlbeen ñu ñëwoon fi góoboon dugub ji bi nga xam ne góob nañ ko ba dellu bi saa yoo ñu ñoree itam mu joxaat leen ndigal ñu ñëwaat fi jëfe ko ab jaam nag ab murit li ko bàyyi ci kaw suuf mooy jëfe ndigalu Serigne bi bàyyi ay teram ñoom nag seen dimbal mooy danoo xam ne lu dul Serigne Saliou Mbacke am ko moo ko gën ñoom de dañoo xam ne li seen i maam nekkoon bu dul toon ak Serigne Saliou Mbacke du ñu toog ci kaw mukk ci kaw ay nit ñi toog ci suuf bu dul toon ak Serigne Saliou Mbacke du ñu xam mukk liggéeyu Serigne Touba moo tax jëndee wuñu Serigne Cheikh Mbacke Saliou ak dara lu leen Serigne Cheikh Mbacke digal moom la ñuy jëfe lu mu leen tere moom la ñuy bàyyi sàkku ñu benn cër benn daraja benn xam-xam benn man-man bu du doon jaamu Serigne Saliou Mbacke bu du doon dongab Serigne Cheikh Saliou Mbacke di déglu ndigal di ko taataan loolu moo sabab mu ñëw fi ànd ak dongo yëpp Serigne Saliou Serigne Khadim nag moo ko rakkam Serigne Modou Diouf ak mbooloom ñi seen i bokk ñi ngi sant waa boof Serigne Khadim day nee na ne moom mënta fay bokkam yi waa boof ndax lii nga xam ne Serigne Cheikh Saliou Mbacke mi ngi ko koy sant xam na ne bu ko santee day xam na ne bokki waa siinam yi danañ ñëw jëfe ndigal li ni ko Serigne bi bëggee ba tax na mi ngi sant bokkam yi bu baax xam na ne day yéen bii nga xam ne moom la ko Serigne Saliou Mbacke yéen te way juróom yéen woon ko mu wóor ko ne lot na ci bu toon ak mbokkam yi day dana ñaaw moom de mi ngi sant mbokkam yi cant goo xam ne am na njëlbeen waaye amul yemukaay waaye itam mi ngi sant rakkam ji nga xam ne nag daf ne ko dana doonu bàyyi faalam ne ko lépp dee ma yan rek loo ma sant naa ko jëfee muy sëñ Modou Diouf ngay nekk Serigne Cheikh bi ko féetal Ndakaaru moom mi fa jógee ànd ak jëwrinam yi nga xamante ne ñoo féete Ndakaaru te Serigne Modou Diouf jëwrin jiite leen Serigne Baye Fall jëwrin Souleymane ak mbooleem fere yi féete sow ñu àndandoo nag ñëw fii parce que yéene jëfandigalu Serigne bi parce que yéene jëfe ni ko Serigne bi bëggee sàkku ngërëmam deman toogaat dégluwaat ndigal loolu mooy sunu jataay di sant nag bu baax waa Saloum ndax kat ñoom ñoo dëkk ak Serigne bi fii di sant nag Serigne Khadim mi nga xam ne moo féeteel Serigne bi fii ci Dingiraay nga xam ne lépp lu Serigne Modou Diouf ak Serigne Khadim mi di doxlu moo koy dox waaye nag ñëpp xam nañ ne jamono liggéey bi yegg na foo xamante ni fu murit nekk da ngay bëgg a xam li xew te kat Dingiraay TV ñu ci jox maanaam seen waar ndax saa suñ fi ñëwee dag ngeen seen yite kenn joxu leen paas ngeen dagg seen yite ak seen man-man ak seen kattan ak seen yéene lii nga xam ne moom lañ fiy jëf ci toolu Serigne bi ngeen yaatal ko ba fu ab murit mën a nekk mën koo dégg mën a jariñu ndax kat Serigne Cheikh Mbacke Saliou day ñëpp xam nañ ne tool yii burtoo nag li fi jaam yi di ñëw di fi sàkku mën ko fi amee du ko woote ndax Serigne Saliou nag teral na ko sutural na ko Mbacke Balla jàppaay coli bi mi nga xamante ne tax na lislaam kenn jamu ko jërëjëfaat Serigne Saliou Mbacke dëgg la am na solo li nga wax yaatu na lool te am na solo waaye nag dañ koy garanti rek ci li Serigne Saliou waxoon ne jox leen ma ndaw ñi ma def li sama baay defoon ca mag na loolu nga leeral rek moo tax li nga wax noonu dara luñ ci dindi amul lu ma dañ koy dëggal rek waaw di wax ne bëgg nañ lool ci daal li nga ban annonce bi nga def ci chaîne bi ñun lii la ñu am ndax ñun moom fu événement nekk rek mu événement bu am solo fu lu mu sori danañu déplacé wu ñëw ba ci yéen te wax dëgg yàlla gis ngeen loolu te ñu ngi ciy gërëmante beneen yoon tey ji bu fekkee tey dañuy le résumé en français waaw c'est possible. Oui, merci au nom de Serigne Khadim Diouf Khalif de Serigne Saliou Diouf Bof Mbalem nous exprimons notre profonde gratitude à Serigne Cheikh Mbacke Saliou le Khalif de Serigne Saliou Mbacke en convoitant de Dieu le Tout-Puissant qu'il lui accorde une longue vie et une santé de fer car si vous le savez convient-il de le rappeler Serigne Saliou Diouf Bof Mbalem était un chef catéchiste catholique qui officiait
dans le village de Bof-Balem, dans l'arrondissement de Diakhao, dans la région de Fatick. Serigne Saliou Diouf Bof-Balem, qui fut Abbé Jean-Marie Diouf, a eu l'honneur et le privilège de faire allégeance à Serigne Saliou Mbacké, qui lui a converti en l'islam et lui a donné son nom, et lui a instruit de construire une mosquée à Bof-Balem, mais aussi de construire une école coranique. Aujourd'hui, dans un lieu où la prière musulmane était une sinécure, on y voit une mosquée majestueuse accompagnée d'une école coranique sur le ndigal de Serigne Saliou Mbacké. À la suite de son décès, sur le ndigal de Serigne Cheikh Mbacké Saliou, leur défunt père Serigne Saliou Diouf Bof-Balem a été enterré juste après la mosquée de Bof-Balem, dans l'enceinte de la mosquée. C'est en ce moment-là que son fils aîné, Serigne Khadim Diouf, est devenu son khalife et a mis ses pieds là où son défunt père l'avait mis, se conformer strictement sur les recommandations de Serigne Saliou. Serigne Touba, qui fut l'échappatoire, le bonheur des doyens d'âge et aujourd'hui la chance de notre génération, et Serigne Touba n'est personne d'autre que Serigne Saliou Mbacké. Et Serigne Saliou Mbacké et Serigne Cheikh Mbacké Saliou. Leur défunt père, après que Serigne Saliou Mbacké est monté au céleste, a fait allégeance à Serigne Cheikh Mbacké Saliou et a suivi ses recommandations jusqu'à ce que le bon Dieu décida de le recueillir, de le faire monter au ciel. C'est à la suite de cela que Serigne Khadim Diouf, avec l'ensemble de ses jeunes frères, à la tête de cette famille, Serigne Modou Diouf Bof-Balem, ont fait allégeance à Serigne Cheikh Mbacké Saliou. Cette famille de Serigne Saliou Diouf Bof-Balem ne revendique aucun autre statut, si ce n'est que celui d'un simple disciple de Serigne Cheikh Mbacké Saliou. Cette famille de Serigne Saliou Mbacké Diouf n'ont aucune autre aspiration que d'écouter attentivement les recommandations de Serigne Cheikh Mbacké Saliou et de l'exécuter. C'est pourquoi Serigne Khadim Diouf, au nom de toute la famille de Serigne Saliou Diouf Bof-Balem, avec son jeune frère Serigne Modou Diouf, exprime leur profonde gratitude à leurs parents du Sine, particulièrement de la région de Fatick, qui se sont mobilisés comme des soldats pour venir ici dans cette terre bénite de Porokhane dans le seul but d'exécuter le ndigal de Serigne Cheikh Mbacké Saliou. À ces remerciements, il y associe l'ensemble des disciples qui sont à Dakar, qui sont venus sous la coordination de Serigne Modou Diouf Diawrine, mais aussi Diawrine Souleymane, mais aussi Diawrine Baye Fall, mais aussi Diawrine Matar Diouf, qui se sont mobilisés pour non seulement préparer la restauration pour les personnes qui sont venues dans ces travaux, mais aussi pour exécuter comme à l'accoutumée le ndigal de Serigne Cheikh Mbacké Saliou. C'est pourquoi notre fierté, notre chance, c'est d'avoir la confiance, la conviction que nous sommes des disciples de Serigne Saliou Mbacké. Parce que l'être humain, un mouride, ne peut avoir aucune autre chance que celle d'être un simple disciple de Serigne Touba. C'est pourquoi nous exprimons notre profonde gratitude à Serigne Cheikh Mbacké Saliou, qui à chaque fois dans ses faits et gestes nous rappelle notre qualité de disciple de Serigne Touba. Parce que si un mouride n'a pas la chance de recevoir les ndigals de Serigne Touba, il peut douter de sa mouridité. Et nous avons la chance que Serigne Cheikh Mbacké Saliou nous donne régulièrement des ndigals, non seulement pour venir ici à Porokhane, pour procéder à la récolte du mil, mais aussi nous donne le ndigal d'aller dans ces daara pour apporter des denrées alimentaires aux passionnaires des récoltes coraniques. C'est pourquoi Serigne Cheikh Mbacké Saliou, le bâtisseur des mosquées, celui qui a perpétué le ndigal de Serigne Saliou Mbacké, nous ne cesserons jamais assez de lui dire merci. Et à ces remerciements, on associe l'ensemble de ses fils, mais aussi les cheikhs, les guides, mais aussi les doyens d'âge et tous les disciples de Serigne Saliou Mbacké et au-delà des disciples, toute la communauté mouride. Mention exceptionnelle à la communauté de Porokhane, qui se sont adjoints à la délégation de Sine et de Dakar pour exécuter le ndigal. Mais aussi, de last but not least, merci beaucoup à cette vitrine qui est Dinguiraye TV, qui nous donne la possibilité de parler avec le monde, de leur montrer ce qui se passe dans cette terre bénite de Porokhane. Nous combattons de Dieu que toutes les personnes qui regardent ces images, qui y expriment leur fierté, leur bonheur, que Serigne Touba leur accorde la bénédiction, que Serigne Touba leur accorde la baraka, que toutes ces personnes-là accèdent à l'agrément d'Allah. jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëf Serigne Cheikh Mbacké Saliou Mbacké Serigne Khadim Diouf xalifa Serigne Saliou boobu baax yàlla na fi yàgg tal Serigne Modou Diouf dongob Serigne Khadim Diouf rakk Serigne Khadim Diouf yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jërëjëfat Serigne Saliou. jërëjëf loolu version français la boo xam ne daf ko doon leeral rek gannaaw bu nga ko waxee ci wolof muy version bu am solo mel ni da ngaa lancé wàlle message sax jeunesse mouride bi loolu day wane rek ne kon yoonu mouride lii lay tekki ndax ñu bëri ngi yaakaar ne yoonu mouride joxe xaalis rek la waaye liggéey ci tool da ciy bokk ñu bëri sax ñu ngi yaakaaroon ne Serigne Saliou xel ko rek la yor waaye tudd nga ko léegi ñu jàppoon nañ njurul ak ndookaan ak tey fi Porokhane bi sax man maa ngi doog sax xam dëgg-dëgg ne maanaam tool yi gën naa yaatu loolu wax dëgg yàlla yow tey bu fekkee yow jëwriñ wax dëgg yàlla
dégg nañ lool ci li nga tàmbalee ak ñun waxtaan bi tey jii lan ngay jàngale comme ci tool yi tey ñu liggéey bi demee tey. xanaa sant yàlla rek sant suñu Cheikh bu baax am mbégte lool ànd ak sama rek yi nga xam ne ñooy sama jawriñ ci Ndakaaru ak ci boof di jàppale ma ci liggéey bii nga xam ne suñu Saliou mu suñu Cheikh mu suñu Saliou moo ñu ko digal ñu koy def di sant sama rek jawriñ di suñu taalibe muy suñu Xaadim Sow ku baax a ngi nii taalibe dégg a ngi nii di ko ñaan ci barke Serigne Saliou fu mu bugg ak moo ko xam yal na ko yàlla defal ci barke Serigne Saliou. tey jii ndaw ñi nga xam ne ñoo tënku tey ci yoonu Serigne Saliou boobu tey nga xam ne moom Serigne Touba tey loo leen di digal tey jamono bi ñu toll nga xam ne jamono yëngatu na xat-xat yi bëri na dégg ngeen bouleversement yi xew ci Sénégal li ko wër tey lan ban message fort nga mën a joxe ci ndaw ñi tey ni ñu war a toppee yoon tey. xanaa góorgóorlu rek jël seen bi lépp tënk ko ci yàlla mi nga xam ne moo yore lépp ak Serigne Touba ak Serigne Saliou Mbacké gaal yi ñuy dem ak yeneen ñuy def yooyu mënul tax nga am dañuy day ci àll bi rek nañ góorgóorlu te respecté waxu kilifa yi fi nag toog ku nekk fa nga nekk fa ngay amee suñu borom fa la ko tudd Sénégal bi nit mën na fee te ba tëdd te dara du la ci day dugg ci gaal fu ne nga dugg fa pour alal ji fii rek la yem soriwul ndaw yi nañ góorgóorlu jàppale Sénégal bii ñu nekk benn dëkk dàqu ko jàmm rek moo fi am coow du fi am dareen amu fi kon nañ ci jàpp man daal maa ngi ñaax jeunesse bi nañ toog yëngu fii ci seen dëkk bii Sénégal nga xam ne kilifa diine yu baax ñëpp ñoom ñëpp fii lañ leen daj jàmm rek moo fi nga moom daal loolu laay ñaanal xale yi ñu góorgóorlu bu baax te yem fii seen dëkk bañ bàyyi gaal yi loolu daal laay ñaanal jeunesse Sénégal di leen ñaanal yal na leen yàlla ak Serigne Touba gën a jàppale ci barke Serigne Saliou. jërëjëf traduire ce que le marabout a dit en français si vous le souhaitez. waaye xam naa ne temps bi dañu xaw xoj waaye tey ci fekkee may nañu ko rek ñu di ko mu développé xam nga en fait pour traduire ce que le Serigne Khadim a dit en français il a rappelé ce que Serigne Saliou Mbacké avait dit lorsqu'il est devenu khalife de Serigne Touba. Donnez-moi la jeunesse, j'en ferai ce que Serigne Touba avait fait des doyennages. Et tout le monde sait que à l'époque Serigne Saliou Mbacké a construit des écoles coraniques, Khelcom et ailleurs, et a renvoyé la jeunesse à la recherche du savoir et à se comporter dans la voie d'Allah. C'est pourquoi au moment où une bonne partie de cette jeunesse emprunte les chemins mortels de la mer pour aller à Barça, ou qui peuvent les conduire à Barsakh. C'est pourquoi une bonne partie de la jeunesse sénégalaise, aspirant à un meilleur devenir, emprunte les chemins pour aller aux États-Unis, en passant dans des routes sinueuses. L'appel que nous leur lançons, c'est d'avoir foi en Dieu et de se comporter strictement aux recommandations de Serigne Touba. Waqdi hawaa'ij alladhina daamu fi khidmati wa hablu maaraamu. Serigne Touba aura demandé à son Seigneur de satisfaire les besoins de toutes les personnes qui œuvrent pour lui. Donc, ce que nous demandons à la jeunesse, c'est de se mobiliser et d'exécuter les décrets de Serigne Touba, de se conformer à ses recommandations, à ses prescriptions. S'ils le feront ici ou ailleurs, ils auront le bonheur. Inch'Allah. Merci beaucoup. loolu version la encore boo xam ne nii xalifa bee ko joxoon léegi ci wolof bu doon ko tekki ci nasaraan di wax rek ne maanaam ndaw ñi nañu yokk seen confiance te toog ci dëkk bi ndax bu toll ni Serigne Saliou bu la waxee ne jox leen man ndaw ñi ma def li sama baay defoon ci ñoom ca mag ña yaakaar naa loolu moom garanti la te loolu dégg ngeen ko ci version wolof bi dégg ngeen ko ci version français bi dañuy continuer ba tey rek am na ku ñu fekkoon kii ñu ngi lay nuyu di la siyaar si naka nga tudd. may Diorigne Diouf ñu xam xam Diorigne Mamadou Diouf. Diorigne Mamadou Diouf. waaw di jiite liggéey bi di jëriñu liggéey bi yëpp. xam moo waral lii moo ko tànnoon ci man mi ngi xalifaam Serigne Modou Serigne Saliou Mbacké nga xam ne mooy suñu waajur moom la Serigne Saliou Mbacké seexaloon moo ko talal boppam mooy jawriñu kër gi. waaw li ko mën a laaj mooy Diorigne Mamadou Diouf yow mi nga xam ne yaay jëriñu Serigne Saliou Diouf boobu Mbalem nga xam ne ci ak dundam moo la tàndoon yabal la Ndakaaru nga ànd ak doomam ji tedd ji Serigne Modou Diouf nga xam ne yaay tànk Serigne Modou di loxoom di ko taxawul liggéey bi di ko dajaleel jëf ji ànd ko ñi nga xam ne ñoo di say surga ñu demee ni man ak Diorigne Baye Fall ak Diorigne Souleymane liggéey bi nan nga ko waajale ci wàllu bernde yi ak wàllu kaar yi ngir ñi fi ñëw bañatu mu ranke ci leen li nga xam ne moom la Serigne Khadim bëgg sant ko Serigne Modou ngir ñu mën koo jëfe nan nga ko doxale ak loo ci xalaat ak gan cant ngay jooyal mbooleem ñi nga xam ne ñëw nañ ngir jëfe ndigalu Serigne Saliou Diouf bu Mbalem bi nga xamante ni Serigne Khadim bi moo ko fi toogal Serigne Modou Diouf nekkam jëriñ sa Ndakaaru. jërëjëf li ma lay njëkk a laaj rek mooy tur bi ak sant bi. Diorigne Mamadou Diouf. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim barke Serigne Saliou barke Serigne Saliou. Serigne Saliou Mbacké yàlla ñu ko yàlla fayal. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yéen alayhi salaatu wa salaam di ñaanal xalif général des mourides Serigne Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool. amiin di ñaanal suñu Amdi Mbène Fall.
xalif général de Baye Fall suñu borom yàggal ko fi ci noonu it dañuy nuyu suñu kilifa suñu njiit suñu Xaadim Diouf mi di kenn ci waa kër Sëñ Saliou Diouf jiite liggéey bi xalifa Sëñ Saliou Diouf di ko nuyu di ko ñaanal mu yàgg fi lool di ñaanal it mboolem njabootu Sëñ Saliou Diouf gi yëpp di leen di ñuy jël nuyoo bi teg ko ci loxo Serigne Modou Diouf mi nga xam ne mooy raxam ne gaynde Serigne Cheikh mu koy siyaare bu baax a baax a baax kon ñaanal it moom wër ak gudd fan sëñ Baye Samba Diop ni nga ko waxee liggéey bi jot nañ ci ndigal bu jógee ci Serigne Cheikh moom Serigne Saliou tabbi ci waa kër Serigne Saliou Diouf sëñ Xaadim Diouf mi nga xam ne moom mooy xalifa bi mu teg ko ci loxoom sëñ Modou Diouf mu nekk Ndakaaru ndigal bi wàccee boole nañ bokk taalibe yëpp fu waay mënti nekk Dakar Sine Fatick fépp fu waay nekk rek yëgal nañ la ndigal bi si boobu sax laa bëgg ñëw ak yow ndax maa ko doon laaj léegi ma ne ko fi demoon toll tey ak ñu bëri ak soxla yi tey ñu woote lu mel ni tey mu réussir nii daanaka mën nañ am nañ satisfaction maanaam yan matuwaay lañ leen jël ba mu mel nii. ndeysaan jëriñ jërëjëf ci laaj bi kontaan naa ci lool li ko waral boo xoolaatee mbooloo mi fi nekk kenn jëndu leen dañoo nekk ay taalibe te dëggal ñu fi jógee léegi bu motee ñaari weer ci la yem daanaka matul weer ci ngóob bu ñu doon góob dugub bi ginnaaw saño bi si la sëñ bi waxaat nañ ñëw góobaat saño bi dañ ko yëgalee mbooloo mi ñëpp daal di mobiliser wu daal di ñëw takku liggéey si loolu rek ko waral mooy fii day bërëbu jëriñukaay ku fi ñëw sa aajo faju te mbooloo mi fi ñëw tey dañu mbooloo moo xam ne dëgg taalibe Serigne Saliou lañ te leen fi taxatee mooy liggéeyal Serigne Saliou bëgg a jëriñu ci Serigne Saliou loolee moo tax bi ñu yëgalee ndigal bi rek ñëw ko mbokk taalibe mu daal di réussir ndaxte ñi fi ñëw tey ñëpp dañu nekk ay taalibe bëgg a jëriñu loolu képp a tax mobilisation bi yomb ñëpp teew ñoo ànd ca pas-pas liggéey bi ñu ko tàmbalee suba ak léegi teew ngeen gis ngeen liggéey bi saño bi daanaka tool bi mat na ñu ngi waa dem tool bi ba ca wàllaa lii nag ñu koy santaat mbokk taalibe yi di santaat jëriñ ñi fi teew yëpp ndax li ko waral lii mobilisation ginnaaw bi mu amee jëriñ ñoo tax ku ci nekk da ngaa volontaire jàpp ci liggéey bi yëgal ko mbooloo mi nga àndal ñu teew tax laxasaayu takk soxla yi ñu ngi ci waañ bi ñii ñu ngi ci tool yi waaw loolu la moo tax liggéey bi réussir. tey maa ngi wax ne fan ngeen jaar ba taxawal lii ak ni mu réussir waaye tey boo gisee tey liggéey boobu sore fu mel ni ji ba Dakar parce que bëri nañu ma def di interview dañu ma ñoom Dakar lañ jóge ko te bëri na ci tamit du benn du ñaar du ñett ñu si gën a jege Fatick lañ jóge ko tey bu ngeen wootee tey lu mel noonu tey ñu dajee nii en masse ba pare mel lu réussir yow mi nga xam ne yow yaa convoqué loolu yow lan nga yëg sa yaram yow. ab cant laa ci yëg cant boo xamante am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yem ndaxte lii li ko waral mooy Serigne Cheikh moom Serigne Saliou day borom jamono te Serigne Saliou Mbacke ne ko borom jamono kon bu wootee mbooloo fu mu mënte ne war na mën a teew waaye nag dañ koy sante suñu góor gu baax ga suñu kilifa ga Serigne Saliou Diouf yàlla yokk leeram ndaxte tey lii bu amee Olof Ndiaye day ne peccim lii bu neexee nday jaay jàpp ca mbagg ya góor gi nekkoon na góor goo xamante ni ginnaaw bi ko Serigne Saliou Mbacke seexale def ko li mu ko def ñëpp dañ ko dégguloo nangul ko ba tax na saa bu ñu woote ñu ne waa kër Serigne Saliou Diouf ñoo ne fépp fu waay nekk Sénégal rek da ngay bàyyi sa soxla jëriñ ñëpp a teew nag amaana mbooloo mi sax amoon nañ njort dina ëpp lii waaye xëy na diggante bi ñu wootee gàtt na gàtt boo xam ne mobilisation bi jëriñ ku ñëw fa nga jógee daa mbooloo moo àndal loolee moo tax mu demee nii waaye réussir na lool sax macha allah parce que boo xoolee 11h mu ngi soog a jot te daanaka tool bi gën a mag door nañ ko ba pare waaye dem ci beneen tool bi kon réussir na waaye loolu dañ ciy santaat Serigne Saliou santaat ci Serigne Saliou Diouf yàlla yokk ay leeram parce que moo ñu tettee ba saa bu ñu sëñ bi sasee ndigal bii rek ñaan ci Pastef ak cawarte kon dañ ñaan sëñ Cheikh Mbacke mu yàgg fi loolu yàgg ñoo jox ndigal ci barke Serigne Saliou. tey bi ñu ñëw rek maa ngi wax ma technicien ma ne ko fi ñu romb dafa mel ni fi la ñuy waajalee bernde yi waaw man ma yaakaar nag dama yaakaar dañuy liggéey bu ñu paree tàqali ko waaye dafa mel ni daal am na yu bëri yàqal ci biir de. wallaay jëriñ ba ñuy ñëw bii passé ñaar fukki fan ak ñaar lañ tegoon tey teg nañu fukki mbana mbooloo mi jot a teew tey tegal nañ leen fukki mbana maanaam loolee dafa bokk ci liggéey bi ndaxte ku xam Serigne Saliou ne bernde kon mbooloo mi bu ñu leen dajalee lu mu xat-xat lu mu gàtt-gàtt balaa ñu tàggali ko ñu bernde leen mooy foofee ngeen jógee xam naa bu ñu noppee tuuti ngeen jaar fa mën a jokkoo soxna ya fa ne ak jëriñ ya fa ne foofu moom mooy waañ bi daal waaw ñu ngi ko defee nag ci daara sëñ Cheikh ci bunt bi fa lañ ko defee loolu li ko waral mooy sëriñ bi dafay santaane woona waa Poroxaan woona waa Saalum ñëpp waaye ngir ñu teew ci bés bi waaye ñun teew bi ñu ci teew dañoo bëgg waa Poroxaan xam ni sëriñ Cheikh mii mooy borom jamono loolu rek a tax ñu def lii. jërëjëf sëñ bi wax dëgg yàlla yaatal bi am na solo lool bëggoon nañoo gën a yàgg ak yow waaye taw bi moo ñu xoj rek wax dëgg yàlla waaye leeral bi wax dëgg yàlla amul nu mu leerewul xam naa rek
suñu jëwriñ rek sëñ Xaadim Sow Dingiraay di kenn ci sëriñ bi keroog bi ñuy njëkk a gisee ak moom maag sëñ bi ñoo àndoon sëñ bi wax ko ñun de dañoo jox ndigal fii Porokhane pour liggéey mu ne sëñ bi bés ñi ko tey dinaa ko ànd ak yow te boobu ba léegi saa bu ñu ànd ak mbooloo saa bu ñëw dina indi kaar indi ko fii aussi Xaadim yàlla guddal sa fan di ñaan yool bi ñu am si liggéey bi yàlla suñu borom boole di santaat waa Dingiraay TV ndaxte loolu tubaab di wax naan grâce à vous bu ñu xamee Saliou grâce à vous kon yàlla télé bi dem site bi nag télé vision ànd ak rajo ñu dégg leen fépp nag ci barke Serigne Saliou ñaan nañ ko ci tool bi yàlla ñu leen dégg fépp barke Serigne te it may ñaan boo ñu ñëw doon ànd seen kat dugg ci tool yi ànd ak ñun ci barke Serigne Saliou incha allah rabbi radiyallahu anhu dëgg yàlla am na solo lool xam naa tey moom wax dëgg yàlla kanam yi féex nañ lool gis fekk nañ fi mbégte bu dem dalal ngeen dalal bu rafet wax dëgg yàlla te li nga wax si Xaadim Sow dëgg la moom moo ñu booleeg yéen daanaka ñun tamit bu ñu ñëwee fii comme ni grâce à vous à nous kon waaye ñu tamit ñu ñëw fii tamit moom grâce à lui dëgg yàlla moom moo dox lu mel noonu xanaa ñu wéyal ak moom rek bu ko defee ñu moom itam mu joxe xalaatam ci bis bi tey bismillah. waaw maa ngi ziaraat di leen jox seen wàccuwaay yéen ci Ibrahima rek ñu ngi ziar ñëpp Xaadim vraiment suñu Modou suñu jëriñ bi ak jëriñ suñu Modou Diouf kanaa di gën a santaat suñu Saliou rek di wax ne ñun daal ay ndaw lañ te liggéey suñ tubaab bi moom tënk nañ suñu bopp fu mu ñu fekk fu ne ñu bàyyi li ñuy def lu ñu fekk lu ne dañ ko bàyyi nag ndax suñu Saliou moo ñu ko jaral te suñu Saliou dañuy defal loo xamante ni ñun ndaw ñi mënuñu ko fay ndax wala suñu xamee suñ tubaab suñu Saliou tax suñ tubaab ñun ndaw ñi mi nga xamee suñu Saliou moo tax suñu Saliou moo tax ñu xam suñ tubaab kon nag dañ koy dawlee sant di wax ne sant nañ daal bés bi daal saa yu su ñëwee tool yi sant rek la ñuy def te di gëm ne su aaju yu bëri bu ko waa indi fii parce que dañ faj man am naa ngëm-ngëm ko ndax chaque jour ma gis ko sëñ Saliou moom ñun mënuñu ko fay mais nag damay sant ba léegi sëñ Modou comme ni ko jëwriñ waxee sëñ Modou man aw ma fayam wallahi aw ma fayam waaye noonu la mën a demee nag sëñ Modou noonu rek la mën a boo gisee magam ju baax ji gis ay mbokkam nga xam ne kii nii rek la mën a mel wallahi laa sim sëñ Modou saa yu ko déggee ree rek lay def saa yu mu ko gëjee woo sax moom mu woo ma waaw suñu Xaadim si loo ne ma nag maa ngi si am xam nga loolu tawfeex la si man waaw su may toog man dama tuuti aw ma dara sama yére bii ba ma seen la nga jàpp ne moom loolu mais sant naa bu baax ba ma yàlla boole temps ñu mel ni sëñ Modou wallahi laa sim bu ñëwee si man damay am sàcc bu jaaree si man damay siggi te chaque jour ma gis ko chaque jour ma gis lu mel noonu kon nag dañ leen di sant ñoom bu baax te gëm ne liggéey Serigne Saliou bii Serigne Saliou moo waxaloon boppam ñoom moom nongul dem Xelkom moo ko jaaxal Serigne Cheikh ñëwal boppam ñëw indi fi Xelkom fii ci Porokhane kon ñun waa Saloum la indil lii ñun la jagleel lii kon ñu ñoo si waroon a gën a rey suñu bopp man Xaadim Sow lépp lu ma mën a jàpp fekk ma jàpp dinaa ko baax ndax tey jii nii amoon naa ngant lool bu rëy waaye nag mënuma def dara ndax Serigne Saliou xamu dama koy def te ñëwuma tardé bés bi wallahi la asim moo tax mu jëb rek gëmmu ne Porokhane dinaa dem ndax liggéey bi ñëwuma ko tardé waaw maa ngi jéggaluwaat di leen santaat yéen waa Dingiraay TV ndax lii bu amee seen yaatu la ndax démb si guddi la ma sëñ bi woo ma woo si Ibrahima ba ma koy woo boobu guddi na lool mais ma ne ko loo mën di jàpp baaxu parce que ñëwoon ngeen si ngóom mi fekk oto bi départ woon ngeen pour ñëw fekk oto bu départ moo tax ñu bàyyi leen fa waaw mais comme que lii am na moom mu am tawfeex gam ne day suivre Dingiraay TV woo ma téléphone ne ma damaa bëgg site boobu ñëw ma woo si Ibrahima ne ko noo mënti def noo mënti jàpp baaxoo fajar nga teel a dem man xam naa ne du ma teel a dem ndax dafa am ay yitte yu ma nekk mais nag incha allah bu neexee yàlla lu mu métti ñu daa leen fekk sa tool incha allah di leen di ñaanal rek waaw di leen di ñaanal wallahi la asim tool yi ak ma am yitte yi ak ma am yéene def ko man dong kese wallahi la asim am naa yéene boobu lool bàcc Sëriñ Tuubaa waaw mais nag gërëm naa leen daal waaw sant naa leen baax jërëjëf ñu ngi leen di ndokkal baax ci leeral yi ngeen di wax dëgg yàlla am na solo lool ku leen ko waxee rek téléspectateur bi Dingiraay TV tey ñu ngi fii tey ci Porokhane da nga di yaatal xam naa liggéey bi day wéy nag ci kanam incha allah rabbi te Dingiraay TV yëpp ñu leen di nuyu di leen ziar di leen wax seen wàccuwaay dégg loolu di dajewaat ak yéen ci la chaîne du peuple muy rajo muy chaîne askan bi nga xam ne mooy première site internet Dingiraay ci dëkk Dingiraay boobu noonu tey jii dafa délocalisé wu génn te mu ngi ci su ngeen déggee tuuti yëngu yi rek ngeen xam ne tey nekkuñ sax Dingiraay mi ngi boori Porokhane ci àll bi mais soruñ ko lool
mu yéen benn liggéey bu ñu amal fii ay dongo di ko liggéeyal seen sëriñ